mbokk asalaamaaleykum ñoo des waat ak yéen seen télévision nationale RTS ngi jot leen xibaar yi fi ruusandi ci suba ak léegi ci bopp xibaar yi royaume d'Arabie Saoudite ñu ngi gunge li jëm ci wàllu politique comme ci bu président Macky Sall jaww ji dénk lépp la aju ci wàllu affaire étrangère bu Arabie Saoudite njiitu réew mi dalal na ko la gën a fës ci seen waxtaan bokk na ci gën a yokk rek investissement yi fii ci Sénégal laata muy daje ak njiitu réew mi daje na ak naatangoom bu Sénégal xaatim nañu nag ay déggoo lu gën a rek dooleel li jëm ci wàllub investissement yi mu bokk na ci fonds saoudien bu investissement yi nga xamante ne rek dafay financer yoonu Dandema yooyu ca diwaanub Matam. gone yi nga xam ñoo seex wàllub jongante yi di ay ndongo ñoom nag ñu ngi waajal CFEE ak entrée en sixième ñaar fukk fan ak ñaar ba ñaar fukk fan ak juróom ñaar fukk fan ak ñaar ba ñaar fukk fan ak ñett ci weeru juin lay doon ñi nga xam ñooy direction des examens nee nañu nag lépp yemb na ngir nag gone yi jongante ci jàmm ak salaam te du am benn jafe-jafe. trophée tour bu CAN nag ña nga woon ca Bambali ca dëkkub Sadio Mané moom nag wane la na ak ña nga xam ñoo dëkkee ca dëkkam Coupe d'Afrique des Nations bi ñaax na nag gone yi ngir ñu roy ci moom muy trophée bi nga xamante ne rek Sadio Mané la demoon nag Gana ji. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm leen santam bi ngeen tàmm seen télévision nationale RTS ngi dafi topp xibaar yi ci ndoxteelu xibaar yi royaume d'Arabie Saoudite mi ngi gunge bu baax a baax politique président de la république ci wàllub koom jaww gu ñu dénk wàllu affaires étrangères bu bàyyi ko foofu le président de la république dalal na ko la gën a fës seen nag waxtaan bokk na ci gën a dëgëral lëkkaloo bi Arabie Saoudite lëkkaloo ak Sénégal mu jëm nag ci gën a dooleel investissement yi fii ci réew mi. laata muy président di ko dalal moom jawriñ gi daje na ak naatangoom di soxna Aïssata Tall Sall xaatim nañu ay ab déggoo bu nga xamante ne rek bokk na ci li jëm ci fonds saoudien d'investissement bi nga xamante ne rek moom moo war a financer yoonu Dandema bi nekk ci diwaanu Matam dinañ ci dugal lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn million rial bu Arabie Saoudite Moussa Mané. nga xamante ne moom la ñu jógee xaatim nag royaume bu Arabie Saoudite ak Sénégal nag daanaka dinañu gën a fasalaat li nga xamante ne mooy seen wàllu consultation surtout mu mel ni ñaari dëkk yi nag daanaka am nañu ay relation yu baax yoo xamante ne yàgg nañu jëflante ba tax na nag boo xoolee bari na ay ponk yu bari yoo xamante ne seen gis-gis daanaka benn la. dañoo signé ay kayit yi nga xam ne kayit yooyu consultation politique lañ koy woowee maanaam dinañ am bés boo xam ni dinañ samp benn kuréel. boo xam ne grande commission mixte de coopération lay doon ñu si seet nag ñoom waa Arabie Saoudite ak ñun Sénégal ci yan anam la ñu mën a fexee ba suñu coopération dem ci kanam. ci wàllu koppar nag ministre des affaires étrangères bu Arabie Saoudite nag daanaka dëkkoom dina indi xaalis bu takku ngir mu mën a financer ay yoon yu nga xamante ne dañ ko amal fële ci côté Dandema yoon bi nga xam ni dafa amal président Macky Sall solo yoon yépp ko amal solo mais bii yoon amal na ko solo. mooy Dandema ca Matam bi nga xam ni kooku dafa laaj lu tolloog 176 millions de rial te fonds saoudien d'investissement moom moo ko war a financer te d'accord nañu ba prince bi nee na ma su delloo dina seetaat loolu pour mbir mi gën a yomb. ki nga xamante ne mooy Aïssata Tall Sall nag moom mu ngi rafetlu tamit taxawaay bi nga xamante ne Arabie Saoudite tamit taxaw na ko ci jàppale Sénégal ci wàllu organisation forum sur la paix et la sécurité. mu am tamit ay ponk yu bari yu jëm ci wàllu jàmm ci àdduna bi daanaka ñaari dëkk yi nag am nañu seen taxawaay daal di am tamit benn gis-gis am na yeneen ponk tamit yoo xamante ne jot nañ leen waxtaan mooy lu jëm ci JOJ 2026 ak Expo universelle bu 2030. Sénégal tam taxaw ci wiru Arabie Saoudite ndaxte Arabie Saoudite ku ne xam na dañoo bëgg a woote ngir mën a organiser Expo 2030 Expo 2030 nag. gis ngeen li xewoon yàggul sax ci Dubaï la woon muy Expo 2020 bu 2030 bi Arabie Saoudite ko woote te président Macky Sall sant ñu jàppale ci Arabie Saoudite bu baax ndax Expo 2030 boobu mu mën a am ci seen réew te loolu it ñu ngi koy doxal ñu nit ñu laaj leen ci mbirum Jeux olympiques de la jeunesse bi nga xam ne 2026 lay am fii ci Sénégal ñu mun ñoo jàppale te yaakaar naa ñoom it joxe nañu seen kàddu pour jàppale ñu. surtout ministre saoudien des affaires étrangères nag daanaka ñu ngi koy amal jamono bi nga xamante ne président de la république demoon na foofu fi nga xamante ne mooy Arabie Saoudite moo amaloon fa benn visite bu mag boo xamante ne daje na fa ak ay autorités yi nag daal di waxtaan ci ay ponk yu bari yoo xamante ne soxal na ñaari dëkk yi.
Moussa Mané Sénégal dalal nag beneen gan muy Sa Majesté Reine Maxima bu Pays-Bas mu ñëwoon nag nemmeeku suñu réew tey ji suba ma nga woon ci Diamaguène Sicap Mbao Diamniadio Touba Toul daje na nag ci nag qualité yónneent bi nga xamante ne rek moom la ñu ko yabal te secrétaire général bu ONU yabal ko fii mu jëm ci wàllub financement lay sox lépp la aju ci wàllu njënd meek njaay mi ak it ci wàllub mbay mi dam si la ci bi fukki waxtu di tekk fanweeri minute ci suba ci la buurub Pays-Bas ñu gën koo xam ci Hollande mu doon itam koo xam ni dafa bokk ci mandataire secrétaire général bu ONU ci li jëm ci wàllu financement ak lu jëm ci wàllu développement moom day egsi na fii ci marché Diamaguène Sicap Mbao ginnaaw bi ko autorité locale yi dalalee ba noppi moom day demal na boppam ci yenn ci commerçant yi ngir xool ñoom naka la ñuy liggéeyee ak itam seen wàllu jumtukaay ci wàllu koppar itam naka la ñu koy doxale ginnaaw si loolu ci la ñu jubali fële ca Touba Toul fii moom buurub Pays-Bas daje na fi ak ñi nga xam ni dañuy liggéey ci ONG bii ñu duppee Miagro ak itam producteur yi nga xam ni day ñoom ñooy bénéficié wu ci li nga xam ni Miagro mi ngi koy liggéey ci zone bile. ONG bii nag li ko tax a jóg mooy jàppale baykat yi ci wàllu intrant ak itam ci wàllu semence ngir daal li nga xam ni ñu ngi koy am ci seen wàllu mbay mu gën a yokk ba gën leen a mën a amal njariñ ginnaaw bi ñu jógee foofu nag ci la ñu wutali fële ca Diamniadio lii ngeen di gis nag ab ferme moderne la bu dëppoo jamono boo xam ni bu weesoo bay bi ñu fiy bay dañuy fiy yar ay ginaar waaye itam ay yeneen i jur yu ci mel ne ay bëy xar ak i nag file nag buurub Pays-Bas bi moom day sol na dàllam visité lu baree bari ci bërëb bile ngir xool daal ñoom naka la ñuy doxalee ak itam yam jumtuwaay moo am ci bërëb bile ginnaaw ñetti étape yooyu mu def ko te nga xam ni moo nekkoon ci li ko taxaw na jukk ci la buurub Pays-Bas ànd ak délégation wutali fële ca palais de la République ngir daje fa ak njiitu réew mi. am na solo Dame Sylla gone yi nag ñoo ngi waajal jongante jëm ci wàllu CFEE ak entrée en sixième ñaar fan ak ñaar la ba ñaar fan ak ñett ci weer bu ñu nekk ci weeru juin gone yi nag toll nañu ci ñaari téeméer yu teg juróom-ñeent fukk ak juróom-benn junne yu teg ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak junne candidat yu nga xamante ne rek at bi ñoom ñoo war a seq jongante yi ñoom nag ñi nga xam ñooy direction des examens ñee nañu nag lépp yemb na ngir nag gone yi mën a jongante mu jaar yoon ñu ànd sax seen naa leen faal ci direction examen concours ñuy waajal li nga xamante ne moo di certificat d'études élémentaires di CFEE ak concours d'entrée en sixième oto yi nag di jël cours yi nga xamante ne war nañ leen di yóbbu fépp ci région yi nekk ci Sénégal. loolu nag tàmbali nañ ko depuis altine académie yi gën a sori ci lañ tàmbalee ñu war a jeexal dimanche ci levée boobu ak académie yi gën a jege Dakar Pikine Guédiawaye ak Rufisque. ren koppar yi nga xamante ne dugal nañ ko ci organisation CFEE bi ak entrée en sixième bi nag yokku na teg ci ñu bëri gis ne niveau ndongo yi nag nekk na niveau boo xamante ne nii dal na xel. mën naa wax ni daal lépp li nga xam ne waroon nañ ko jël ci ay mesures ci ay jumtukaay pour examen yi jaar yoon. def nañ ko léegi nag dañu ñaan yàlla suñu borom mu jàppale ñu rek examen yi jaar ci yoon xale yi réussir aussi wax dëgg yàlla mu nekk ndamu ñëpp ndamu Sénégal aussi. ci direction examen ak concours ñu daal di nag amal ay nag recommandation jëmale ko ci ndongo yi jëmale ko tamit ci parents d'élèves yi. ñu defar leen ba nga xam ne bu ñu xëyee dañ leen teel a yeew ñu teel a yeew jox leen ñu ndékki. jàpp leen sax ci loxo yóbbu leen ci centre yi ndax loolu dafa am solo trop man mii di wax ak yéen sama papa dafa yóbbu na ma ci centre CFEE defal na ma ko BFEM defal na ma ko baccalauréat chaque fois moo may téye ci loxo yóbbu ma ba ci centre bi te loolu dafa am lu muy def ci xale bi ndax dina yokk jom xale bi dina tax aussi mu jàpp ne dafa war a indi ndam pour boppam waaye indi ndam pour jox bànneex ay waajuram. épreuve certificat fin d'études élémentaires CFEE ak i tamit concours entrée en sixième ñu war ko amal ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin bi ci Sénégal fépp waaye tamit ca Gambie ak Guinée-Bissau
Seydina Alioune Fall 20 milliards ak juróom-ñett moom la nguuru Sénégal ak dajale ngir nag daal di ci jublu ci mbirum li nga xam mooy wuutu abri provisoire yi am na nag ay réalisation yu nga xamante ne rek jot nañu ko cee amal xew-xew siwal doorteel liggéey yi ñu ko doon amale ci dalu ci teewaayu yow ni ngu ñu dénk lépp la aaju ci wàllu njàng meek njàngale mi Massamba Thiam. tertu bu am solo nag la ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci diwaanu Louga jagleel ki nga xam ne mooy ministre éducation nationale ak délégation am fii ci école bi nga xam ne mooy CM artillerie bu Louga fii nag moom la ñu tànn ngir programme bi nga xam ne bi moom la ñu duppee PRORAP lot 3 bi ñu war ko lancer fii nag. chaque année dinañu am lu mel ni 400 000 élèves yu bees ñooy ñëw ci CEI loolu bari na loolu laaj ñu construire ay salles yu bari loolu moo tax président de la République nee na ngeen jël projet bu am solo depuis 2018 lañ ko lancé 120 milliards la def ci loolu pour mun a leen remplacer nee na bëggatul ñu am abri provisoire ci biir Sénégal donc commencé woon nañu loolu bu bees bi boobu presque jeex na parce que ñu ngi ci 94%. léegi ñu ngi fii ci biir Louga di lancer programme bu am solo mooy le lot 3 et lot 3 boobu nag dina tax ne xam ngeen ne bii biñ ko commencé yàggul. en 15 jours ñu pare bâtiment am nañu 1500 salles yu ñu war a defar am nañu ay murs yu bëri yu ñu war a def ci Sénégal gëm naa ne avant rentrée scolaire bi partout ci biir Sénégal ñoom dinañu wàññi lu bëri ci seen abri provisoire. gis nañ sa liggéey gis nañ sa taxawaay ñun conseil départemental ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi sa kanam ñu ngi lay gunge li ñu def ci éducation fii defe naa ni leer dëkk bi yëpp. boo gis les 17 collectivités territoriales yi nga xam ne moo constitué le département de Louga fu ne def lañ fa war a def. tabax bu yanj bi nag ngeen di gis nii moom mooy doon ëllëg li nga xam ne moom la ñu war a def daanaka ci Sénégal wër nga këpp ci fi nga xam ne fii la fa la projet bi dem fii nag liñ fi gis rek mooy liggéey bu mucc ayib boo xam ne bii classe yi day ni nga xam ne nañ ko defaree dafay sedd te tamit dafay yàgg ñi nga xam ne nag ñoom ñooy entreprise privée yi joo nañ ci seen loxo bu baax. donc salle de classe yi. dana tax résultat njàngum xale yi gën a baax résultat yi aussi gën a yokk effectif yi aussi vraiment on aura avant on avait des salles tournées amoon nañ ay salles yu tourné maanaam salles yu doyuloon léegi nag salles yi dana doy effectif yi dana wàññeeku njàng mi gën a jaar yoon yu mel ni bu ñu la ko defalee deseetuñ la dara léegi nag yow mi fi nekk yéen ñi fi nekk yéen a ko war a toppatoo loolu nag dinañ ci taxaw. classe yi moom macha allah parce que dana tax ñun ñu gën a motiver wu ñu jàng bu gën a jàng lu bëri daal ndax classe yi dina tax ñu am résultat yu baax yoo xam ne si day feeñ ci école bi parce que buñ daan xool suñu classe yi élèves yi da daan fees dell bëri mais maintenant nombre d'élèves bi dina wàññeeku élèves yi danañ gën a mën a concentré wu te professeur bi def leçon tamit dana gën a nekk à l'aise pour mu mën a expliquer wu pour élèves yi gën a gaaw comprendre pour moi. jawriñ ñu dénk wàllu njàng mi Mamadou Talla daal di nag waxtaan bi nga xamee ne tamit rafetlu na liggéey bi waaye tamit yëkkati na ay kàddu fàttali ne réewum Sénégal lu toll ci téeméer ak 20 milliards ak lu topp la dugal ci programme boobee nga xam ne commencé woon nañ ko depuis 2018 wax nañ tamit ni li tax président Macky Sall def ko dafa bëgg xale yi ak jàngalekat yi nekk ci condition yu baax. Massamba Thiam bu ñu jógee Louga dañuy dellu si Dakar dem nag ca tribunal fekk fa Ibrahima Ndong ndax nag procureur bi dafa doon jàkkaarloo ak way taskati xibaar yi ñu bëggoon xam rek ana lan la ñu mën a jàpp ci kàddu procureur bi Ibrahima Ndong ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba pare rek ñu bàyyi la ak kàddu gi. ñu ngi fi nga xamante ne nag moo di parquet bu tribunal bu Ndakaaru ñu ngi ki nga xamante ne nag moo di le procureur de la République di monsieur Amady Diouf mi nga xamante ne tey dafa jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñoo di taskatu xibaar yi ngir dellu si ci liñ doon dégg semaine bale ci lu jëm ne dañoo arrêté ay rebelle gannaaw manifestation bi nga xamante ne maanaam rassemblement bi amoon place de la nation ajjuma bi passé te coalition Yewwi Askan Wi amaloon ko loolu nag dëgg la mbaa du dëgg liñ naan tungu ne du teew ñuy nataal duñ def dala rek lu dul bàyyi leen nag ki nga xamante ne moo de procureur de la République ngir mu dellu si ci rumeur yooyu nga xamante ne ñu ngi ko doon dégg ana fuñ ci toll dëgg-dëgg lan moo xew ñu bàyyi leen nag procureur de la République. point de presse bi diñ ko tegoon pour wax ak population te ngeen le fait que ngeen mën ñu dimbalee ñu taxaw wax ak askan bi nga xam ne moom moo tax ñu toog fi
parce que si suñ charte yi réew mi yëpp ak charte yi nga xam ne moom mooy organiser liggéey tribunal ak liggéey parquet dañoo wax ne procureur moo fi toogal population bi lépp lu mu war a def ak lu muy wax dafa doon ci njëriñi population bi ci à leur nom. Donc le fait que ngeen ñëw mais ñu aussi ñu mën a wax ak ñoom doon na lu rëy si ñun te bëggoon naa aussi gërëm leen ci sant leen ci et leur di vous dire aussi que doon na lu am njëriñ si ñun am njëriñ aussi si réew mi ndax dëkk dina toll foo xam ne aussi su amee ay jiixi jaaxa am werante mbaa ñu toll foo xam ne am nañ ay dossiers yoo xam ne dafa am solo trop si njëriñi si ëllëg si tey réew mi ak ëllëgam dafa laaj que procureur bi nga xam ne moom la yoon teg ci ndoddam obligation d'informer la population mu taxaw wax réew mi pour du am sikki sàkka du am lu mën a réeral nit et puis dalal xel yi donc looloo taxoon tey ma toog taxaw ak waa presse bi pour wax leen lan moo xew surtout après arrestation comme bi nga ko waxee Ousmane Kabiline Diatta dama bëgg a confirmer nag wax réew mi yëpp wax population yi et puis confirmer li nga wax que Ousmane Kabiline Diatta kii suñ force de défense et de sécurité yi jàpp nañ ko def nañ ko garde à vue ba déféré nañ ko liñ ci mën a wax nag mooy jàpp bi yombuloon ndax laaj na moyen important ci xarala yu bees yi laaj na aussi taxawaay bu mot sëkk muy gendarmerie ak service de renseignement yi ndax waa ji bi mu nekkee ci biir Sindian toog ak ay naataangeem ne day ñuy ñëw Dakar pour participer ci manifestation bu 8 bi passé la ko force de défense et de sécurité repéré bi ñu ko repéré nag déployé nañu ay moyens technologiques yu important ak ay moyens humains aussi yu très important pour géolocaliser ko topp ko mu jaar Kaolack jaar Mbour ba dugg Dakar après ñu jàpp ko bi ñu ko jàppee nag moom si ala yéwén bañul ne waa MFDC la bokk wax na ko te information yi mu joxe aussi c'est des informations de première main yoo xam ne kenn mënu ko inventer kenn mënu ko créer dafa doon loo xam ne wax dëgg si yàlla il faut nga dund ko pour mën ko restituer. comme lan. wax na fi mu jaar yëpp wax na fi mu defee formation bi que ci base bi mu defee formation wax na ko te base yi nekk ci nord ci Maki bi yëpp tudd na leen chef yi fa nekkoon yëpp tudd xam na leen te wax na ci opération yu bëree bëri yi nga xam ne bokk na ci. li ci dem daal ba wóor ba nga xam ne wóor na ñëpp que doonoon na ko xam ne daal wax dëgg si yàlla am na fit am na formation combattante bu avérée am na détermination am na ay capacité en termes li tubaab di wax organisationnel am na ay capacité en termes de planification te aussi c'est quelqu'un boo xam ne miin na tension miin na xeex miin na évoluer dans une atmosphère de conflit donc ñoom dem loolu la enquête bi wane loo xam ne moom weddiwu ko wax na ko bokk na si nag que bi muy wax ak bi ñuy nas pour ñëw Dakar malheureusement pour eux force de défense de sécurité yi ak service de renseignement yi comme ils étaient très vigilants ils les ont vite identifiés jàppale bi ñu ko jàppee nag ñi sas daw nañ donc ñu ngi def ay enquêtes yu bari déployé nañ tous les moyens dont disposent les forces de sécurité pour les rattraper parce que c'est important ñu jàppale xam nga nit koo xam ne dafa miin ay guerre miin ay mine antipersonnel miin ay coup de feu miin ay kalachnikov kooku mun na ko bàyyi ci biir ville mu def guérilla parce que bu amee dafay menacer suñu sécurité menacer effectivement nos institutions loolu moo tax aussi toutes les forces de défense et de sécurité qui agissent sous mon autorité yi nga xam ne maa leen yilif dans le cadre de la police judiciaire wax naa leen lépp lu ñu mën a def nañ ko bàyyi ba nga xam ne képp koo xam ne nag tax nga ci ñu indil ma leen parce que ñoom peut-être il est évident que ils ont été identifiés mais enquête bi ak instruction judiciaire bi nga xam ne dañu ko nar a tijji dañoo bëgg a gis képp koo xam ne laal nga ci d'une manière ou d'une autre boo ci taqee de façon directe ou de façon indirecte il est important et primordial pour le devenir de notre pays que ces personnes puissent être traduites en justice en rapport avec les liens qu'ils ont pu tisser avec ces rebelles. Voilà, c'est ça. Est-ce que bi ngeen ko jàppee fekk nañ ko ngànnaay. fekk nañ ko ak xaalis bu bari boo xam ne ay dollars la
yi ay naira lii ay dalasi ak pince coupante bon xam nga kuy ñëw Dakar waroo tuut pince coupante pince coupante donc loolu lañ ko fekkee woon en attendant que les enquêtes mën a gis bañ nekk ci yeneen yi. fekk rek ak dara te dollar ak dalasi wax na ne bi fi mu koy jël mooy temps bi ñuy attaqué braquage ci mbedd ci tali yi foofu la koon jëlee. fekk nañ ko tam pince coupante boo xam ne aussi gàddu woon na ko gàddu woon na ko waaw gàddu woon na ko. moom nangu na ne dafa doon bokk ci ay braquage. nangu na ko mosu ko wetti looloo tax xam nga enquête yu mel nii doo tëb rek parce que c'est très important nga respecter présomption d'innocence parce que li nga mën a wax rek mooy li nga xam ne amul sikki sàkka te li amul sikki sàkka mooy d'accord na ne da doon def braquage d'accord na ne ci mouvement de MFDC la bokk loolu yëpp d'accord na ci voilà te d'accord na ne aussi que def na formation combattante ci Macky bi d'accord na ne def na base Kasolol base Kourek ak base état-major bi fi mu nekkoon ak tous les bases yi ne fu mu ne dafa dogal d'accord na tam ne aussi dafa bëggoon installer beneen base à Vélingara Vélingara pour rejoindre de Kolda pour effectivement les gens en débandade là parce que xam nga bi fi armée dooree dugg ci biir dëkk bi ñu ci bari dañoo tas mu ne dafa bëggoon pour ñu bàyyi seen xeex bi ñuy xeex seen biir seen réeroo bi ñu nekk seen biir ñu dajale parce que pour moom dafa jàpp ne que booloo mooy doole donc il fallait que kon mu ut une base au niveau de Vélingara mais bi mu demee nag xëy na ci ni mu ko waxee repérage terrain bi xam naa c'était pas très favorable xam naa nag peut-être zone de cachette yeeg yi mu bëggoon amuloon loolu daal moo feeñ ci kiyam waaw. mais moom waxul ne lan moo nekkoon mbébétam ngir bu ñu woon ci fi nga xamante ne moo di rassemblement bi lan la fas yéene. bon moom en fait bon comme dans des histoires pareilles vous savez il y a des éléments objectifs yu ñu ko mën a opposer mooy que y a des réunions il y a des déclarations que les gens ont pu intercepter et bu wax ne fa yu nit ñi mën a jàpp ay interception téléphonique mooy ay ngay wax ñu jàpp ci ay organiser mu am ay ressources ni ñuy wax renseignement humain parce que tam xam nga renseignement dafa bari am na renseignement humain am na renseignement technique am na renseignement électronique humain mooy may wax ngay wax may dégg di ko nettali technique ak technologie mooy ñu lay géolocaliser ngay wax ñuy dégg donc yooyu yëpp doonoon na élément yoo xam ne mën nañ ko opposer moom nag bi ñu ko jàppee dafa waxoon dafay jënd si xar bon mu ne day jënd si xar bon jaar na Kaolack après ñëw jënd si xar Dakar bon ala yéwén xar nag xam naa ne bon suñu mbokk tukulóor yi mais moi je pense pas vraiment que c'est un truc très très solide bon li def tam aussi bi mu waxee day jënd si xar ki mu waxoon ne moo ko war a jaar xar kooku kenn gisu ko parce que bi ñu demee ci moom ci kooku pour laaj ko kooku dafa daw bon je pense que booy jaay xar waroo daw bon bi mu ñëwee fii itam ki mu wax ne fekku ko fa mu ñëw fii Dakar pour voir une autre personne Maurice pour mu jaay ko yàlla dafa def moom li mu wax ak li Maurice wax sur bien des points de l'enquête dafa contradictoire bon si bien que donc ces moyens de défense sont très fragiles dafa xaw a oyof te yàlla dafa def aussi gisuñ benn élément ci dossier bi boo xam ne évidemment mën na ko conforter. léegi lan moo des doxal yoon. dañuy doxal yoon parce que yu mel nii bu amee dafa am importance ci solo dëkk bi ak suñu avenir je pense que problème yaa gën a am mais quand même jógee ci def formation combattant def éprouver le feu éprouver aussi les combats xam aussi yooyu yëpp après bëgg a ñëw aussi ci biir capitale ou bien sur biir une ville urbaine une cité urbaine pour def lu dul noonu tam dafa doon loo xam ne aussi suñ bëggee aussi demee que la paix publique puisse être effectivement sauvegardée dañ ci war a taxaw voilà merci. voilà waaw procureur mën nga dellu si rek si li ñu koy toppee maanaam les différentes infractions yi nga xam ne moom lañ koy toppee. infractions yi ñu koy toppee rek yu bari la jàpp nañ li tubaab di wax je vais peut-être vous le dire tout ça toppee nañ ko complot contre l'autorité de l'État mooy daal nga bëgg a nasaxal daaneel état def say mag pour yàq autorité état mooy responsabilité bi état bi am buy garantir notre paix responsabilité de notre institution yooyu yëpp nga nekk si pour saafantaloo si j'ai bien parlé le mot voilà saafantaloo yooyu yëpp quoi topp nañ ko aussi que dafa bokk ci mouvement insurrectionnel mooy ki nga mouvement yoo xam ne dañoo taxaw yëpp pour indi jeex jaaxa ci dëkk waaw topp nañ ko aussi ci ay manœuvre ak baadu ay pexe
yi nga xam ne dafa nar a yàq jàmm bi ñu nekkee te mën na indi itam ay problème ak ay gàllankoor si ay trouble politique si dëkk bi. topp nañ ko tam parce que moom wax na ko que daxoon indépendamment des affaires du MFDC amoon na ay tool yamba yoo aussi yoo xam ne moom daxoon def di ko jaayaale loolu tam toppoon nañ ko si waaw. mu doon nag procureur de la République Hamady Diouf di waajal rek li jëm ci wàllub xayma liggéeyub njàngale meek tàggatu mi jawri gu ñu denk wàllu yu ñu mel dajane ak kàngamu secteur bi ngir nag ñu mën a xayma seen liggéey ak ndigle yeen co defoon ci atum 2021 Pape Kolingom. ci salle bu fees bi la communauté éducative bi daje ak i seen i partenaire ngir natt ak i xayma tolluwaayu programme yi nasoon ci at yu ñu génn. am nañu 6 programme bu nekk ñu jël suñu temps seet recommandation yi ñu amoon lan moo si baax lan moo des waaye wax dëgg yàlla bi ñu defee le bilan ñu présenté programme yi am nañu mbégte lool. 2020 ñu ngi woon ci 17,3 maanaam boo jëlee téeméeri xale. fukk ak juróom-ñaar yi ñu ngi ci structure préscolaire yu toftal ñett waaye boo seetee 2021 bi taux boobu passé nañ ko ba ñu ngi ci 17,7% maanaam téeméeri xale yu ne ñu ngi ci téeméeri xale yu ne fukk ak juróom-ñaar yi yu toftal juróom-ñaar ñu ngi ci structure préscolaire yi. am na ci dimension bu am importance boo xam ne franco arabe bi mi ngi koy jël ñuy avancé ndànk wax dëgg yàlla parce que loo xam ni population yi ñoo ko bëggal seen bopp. mën nañ wax aussi ni ci qualité bi de am na programme yu bari yu muy wax cellule de gestion des apprentissages ci formation continue enseignants yi lañ koy def ci cellule d'animation yi moo xam ne benn creuset la boo xam ni. formation enseignant yu am solo yëpp foofu lañ koy jaarale. ndaje mi doonoon itam ab occasion ngir ñu joxe ay ndenkaane yoo xam ne buñ ko sasoo résultats scolaires yi gën a ñoŋ. résultats yi ñu am ni ñu ko baaxee ni ñu baaxee woon si CFA ak entrée en sixième ñu maintenir ko et également comme léegi ñu ne science la ñu war a développer suñu système donc formation bi mathématiques et sciences nañu continuer di équiper. di également di former enseignants yi di orienter jeunes yi ci ay matières scientifiques et également beneen recommandation bi mooy que comme enseignement préscolaire gis nañu que léegi ñu ngi commencé en tout cas muy commencé yaatu nañ ko jéem a installer même su dee ci école élémentaire yi mooy xale yi suñu amee 5 ans. ndaje bi nag mën nañ jàpp ne ab waajtaaj la ci beneen ndaje boo xamante ni moo gën a rëy bii di revue annuelle secteur de l'éducation ak formation te ñetti ministres yi nga xamante ni moom la mbir mi soxal war kaa teewee. Pape Kolingom muy am projet ba nga xamante ne rek jéeg gën a buntu réew Sénégal muy BRT nga xamante ne rek ma nga génn ci gis-gisu président de la République ngir gën a nag jàppale nit seen wàllu dem ak dikk rawat nañu waa Dakar loolu moo tax ba ñaari délégation yu bàyyi ko Douala ak Cameroun ñu ñëw roy ci Sénégal ngir nag yóbbu projet BRT bi ci seen réew Ibrahima Ndong. liggéey yu am solo yoo xamante ne nguur gi def ko daal di teg ngir xeex ak lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu embouteillage ba tax na nag lii di projet bi di BRT bu weesoo liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci biir réew mi ci biti réew ñu gis ne am na ñoo xamante ne ñu ngi koy bàyyee xel bu baax a baax ba tax na ñaari délégation bàyyeekoo Douala ca Cameroun ak fi nga xamante ne moo di Abidjan ca Côte d'Ivoire daal di ñëw ngir xool ni Sénégal di liggéeyee. Le Sénégal nous offre déjà. ñun nag lu ñu gis fii daanaka ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax li nga xamante ne moom la Sénégal nekk di def fii daanaka dinañu mën a dimbale bu baax a baax ci programme bi nga xamante ne moom la ñuy tëral foofu ca Côte d'Ivoire. Et nous aussi en Côte d'Ivoire Abidjan principalement. suñu dëkk fële ca Côte d'Ivoire fu mel ni Abidjan am nañu tamit ay projet yu bari projet métro ak BRT ba tax na nag moo tax ñu naan dañuy ñëw fii Ndakaaru xool Sénégal li mu nekk di liggéey nag ngir ci mën ci am ay jàngat. Dans le cadre de la coopération. ci fàttali li nga xamante ne nag moo di embouteillage yi dina tax Sénégal di ñàkk lu tel ni ci téeméeri milliards ci suñuy koppar at bu ne lii nag tax na ba kilifa yi gën a taxaw temm ngir amal projet yu nu mel. Sénégal mën nañu rafetlu ne tey gouvernement bi mi ngi def ay effort yu am solo pour yombal dem ak dikk bi gis nañ ne
ci biir loolu président de la République orientation bi mu joxe ci Dakar ngeen xam ne lu am solo ci population Sénégal fii lañ dëkk damay fàttali ne 4 millions d'habitants la loolu moo doon population Sénégal ci 1970 moo tax dëkk bu tollee noonu dafa am matuwaay yu bees yu mu war a àndal loolu mooy projet TER bi di projet BRT bi. soo ñëwee ci terrain bi maanaam fi ñuy amalee liggéey yi dañuy gis ne ñu ngi accéléré bu baax a baax li nag partenaires financiers yi di ko rafetlu. Le Sénégal est devenu champion de la coupe. li nag day firndeel ne Sénégal nekkul champion d'Afrique rek ci wàllu football ci wàllu li nga xamante ne moo di ay infrastructure jëmale ko ci transport de masse tamit mu ngi wone boppam bu baax ndaxte guleet ci Afrique ñuy gis dëkk boo xamante ne day am ay bus yoo xamante ne day dox ci wàllu électricité. ñu am kontaante tey nag recevoir Dakar ci CETUD suñuy naataango bu Abidjan ak Douala ñu ñëw xool fii nan lañ def ba tëddal projet BRT bi ci yan charte lañ ko tëddalee nan la ñu waxtaanee ak population bi li tax tamit ñu jël technologie électrique pour exploitation bi gis nañ ne bus yu am doyo ñoo war a ñëw ci 2023 bus yooyu électrique la ndax dafa am loo xam ne dañ ko bëgg a indi ci njeexital bi gën ci santé nit yi ak santé wér-gu-yaramu nit yi ak alam bi ci wàññi pollution de l'air. ci diiru ñaari fan lañu daal di amal li nga xamante ne moo di waxtaan yi ak visite yi lii nag tax na ba délégation yi bàyyeekoo Cameroun ak Côte d'Ivoire gën a xam ni Sénégal di def ngir amal yile projet yu am solo waaye laata ñuy bàyyeekoo Dakar ngir ñibbi nag ñoom daal di nañoo voyager ci fi nga xamante ne moo di TER ngir gën a découvrir beneen transport de masse. Ibrahima dañuy des ak yow ndax waxtaan nga ak directeur général bu CETUD Thierno Birahim Aw mu dalal nag xelu nit ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy jaar ci yoonu BRT bi ne nawet bi du am benn gàllankoor ci wàllub ndox mi ñu déglu ko. dama bëgg fàttali ne nawetu daaw moo gënoon metti te BRT bi jëloon nañ suñuy matuwaay ba benn problème amu ci loolu yéen mën ngeen ko constater seen bopp ren nag comme travaux yi gën naa avancé dama bëgg dalal xel yi ne jël nañ suñu matuwaay yëpp muy AGEROUTE di ONAS pour que du am hivernage u jàmm normalement réseau d'assainissement bi ñu def ma ci profito pour wax ne 40 kilomètres réseau d'assainissement 9 la lu am dayo la ci corridor bi pour wàññi coono yi nga xam ne askan bi mi ngi ko doon dund ci nawet bi donc foofu damay dalal xel yi bi ci des mooy AGEROUTE ak ONAS dañu am convention boo xam ne balaa BRT bi sax doon fi nekk dañ ko daan dawal ci wàllum évacuation eau de pluie convention boobu dañ ko renforcer ak ay motopompe pour yenn point bas yi ñu mun leen traiter li ci des nag ak ay góor la ak ay jigéen yoo xam ne dañ leen di mobiliser nawet bi yëpp ak numéro vert yi nga xam ne ni jox nañ ko population bi fu jafe-jafe am rek ñun dañuy taxaw ci wetu population bi waaye na ñëpp jàpp ne li ñu waroon liggéey nañ ko pour hivernage bi am jàmm dinañ ci def suñu kemtalay kattan pour ku ci nekk rek vraiment nga gis ne BRT bi ngëneel ci wàllu woowu. Coupe d'Afrique des Nations bi nag ma nga woon ca Bambali fa Sadio Mané dëkk moo doon nag seen gan international sénégalais bi nag wanale nag ak waa dëkkam ñaax na gone yi ngir nag ñu roy ci moom trophée bi ca Bambali ak Abdoul Aziz Ban. pour dëkk bi daal di présenter Coupe d'Afrique ba ñi nga xam ne ñoo nekk ci Bambali ci ambiance boo xam ne daal bu rëy la. mbégte dalal Sadio Mané ak trophée CAN bi ci Bambali. tey de moom dañu am bette et Bambali est très loin de Dakar tey ñu ñëw dalal gan yi tey yaakaar naa ne tey de Bambali moo xew c'est grâce à Sadio Mané moo fii dellu gan jugal waa Sénégal damay wax ministre bi et maa ngi leen di ñaan xam naa ne moom prochaine fois dinañ gagné waat coupe bi incha allah et ministre bi def na effort ba mu indi ñu coupe bi nañu dolli ñaan nañu jàppalante suñu biir waa Sénégal et kuy liggéey nañ ko pousse pour mu egg fu mu bëgg a egg.
ñaancoo comme niñ koy woowee ci Bambali nag daan nay saisir présentation trophée bi nag ngir wax ndaw ñi ñu gëm seen bopp bu ko defee gën a mën a liggéey ngir mën a jot li nga xam ne daal moo di seen objectif. yo bari nga coupe d'Afrique on a 50 mobe ko kumbo se afela na Abidjan no balandoro ala warta na les wax ka rek ni nga coupe d'Afrique do tar coupe d'Afrique bi lañ doon ñaan mi ngi ni nag agsi na jël nañ ko ba indi nañ ko fii ci Bambali bég nañu lool ñëwul tey présenté leen ko lii jàpp naa lu am solo la lii nag day gën a tax gën ñoo yokk góorgóorlu gën a tax it ñu gën a indi yeneen coupe yoo xam ne daal dinañ ko indil Sénégal ba mu am ko fi ne nii yéen ndaw ñi maa ngi di ñaan bu baax a baax gën leen a ñaaxit ngeen gën a liggéey ngir gën a gëm seen bopp ba objectif yi ngeen am daal ngeen atteindre ko kenn ku nekk daal boo gëmee si bopp daal yaakaar naa lépp loo xam ne di nga ko yóotu soobee yàlla di nga ko am. ñëw trophée bi ci Bambali nag daal di nekk occasion daal di rafetlu bu baax effort yi nga xam moom la Sadio Mané di def ci dëkkam waaye tamit daal di woo ndaw ñi daal bu ko defee ñu jëm ko comme modèle. On a un digne ambassadeur de Bambali qui porte l'image du Sénégal. Sadio Mané mi ambassadeur bu mag bu Bambali la jeunesse du Sénégal nag moo porté li nga xam ne moo di Sénégal jeunesse su Afrique jeunesse su Sénégal soxlaatuñu di wuti ci feneen modèle bu ñu amee ndaw loo xam ne daal mel ni Sadio Mané nekk nag joueur boo xam ne bu am solo la ci équipe nationale te jàpp ni tamit lépp lu mu am Bambali la koy bokkal di indi li jëm ci wàllum social yooyu yëpp moom daal jàpp nañu daal amul leneen loo xam daal moo gën pour wax ko pour indil ko coupe bi fii sant ko bu baax a baax di ko wax nañu bëgg nañu lool ci moom ci turu sportif yëpp daal ñu ngi koy sant bu baax ci turu réew mi yëpp ñu ngi koy 17 millions Sénégalais yëpp daal ñu ngi koy rendre hommage bu rëy moom mii di Sadio Mané te rendre un hommage mérité li nga xam ne mooy à travers Sadio Mané ñu jël coupe d'Afrique bi leen di sant bu baax a baax kon daal nañ jàppante bu baax a baax pour gën a def nag li nga xam ne daal mooy Sénégal gën mën a développé gën mën a jëm ci kanam bu ñëpp defee comme Sadio Mané rek dinañ ci si tout le monde fait comme Sadio Mané je suis sûr que le Sénégal ira de l'avant. célébration boo xam nag daal ne tax Sadio Mané nag daal di wër dëkk bi yëpp ngir présenter li nga xam ne moo di coupe bi tax na nag Sadio Mané daal di saafonte bu baax a baax askan wi daal bi nga xam ni di Sénégal jëlee coupe d'Afrique ba léegi mi ngi koy doog a amal. am na solo Abdou Aziz Ban mbokk yi leen indoon ci ay xibaar doon leen ko jottali bu ne sàngel ànd ak Rugeetu Ba ci xibaar ci français ma leen di ñaanu guddi jàmm salaam.